internationale. Internautes yi safoo seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey mercredi di 14 octobre 2020 dañ koy tàmbaleek xibaaru biir réew mi. Bureau bu bees bu assemblée nationale nag tey lañ ko war a fësal tey jii ci mercredi bi député yi sax kon woo nañ leen séance foofule ci assemblée nationale wante nag li ñëpp di laaj mooy ndax kii di Moustapha Cissé Lo di vice président dinañ ko dàq am déet ci postam boobule. Bu ñu sukkandikoo nag ci journal Les Échos ñoom nee nañ nag ay changement dina am ñoo xam ne dinañ leen jëlee ci seen ay fonction amit ñoo xam ne kon dinañ leen am ñu bees ñoo xam ne it kon dinañ prendre fonction. Bésub tey bii kon daal ci la ñu war a renouveler kon ñu jàpp ko bureau bu bees bu assemblée nationale. Moustapha Niasse nag nga xam ne moom mooy président assemblée nationale ak ay président groupe ak président yi nga xam ne kon ñoo jiite groupe parlementaire yi ñoom rek daal ñoo dul bokk ci changement yooyu la. waa ministère des pêches ak économie maritime ñoom nag nee nañ rapport bi nga xam ne Greenpeace moom moo ko amal fan yi ñu génn te nga xam ne dañ ciy jiiñ waa autorité Sénégal ne daal dañuy octroyer ay licence de pêche ay navires étrangers waaye itam di permettre ay étrangers ñuy implanter ay usines de farine ak ay usines de farine de poisson yoo xam ne dañ ko fi installé ak it daal ay napp yoo xam ne daal napp yu jégg dayo la yoo xam ne dañ koy amal kon ci géeju Sénégal ñii di waa ministère nag des pêches ak économie maritime ñoom nag dañoo weddi li ni mel ñoom nag kon weddi nañ daal kon information yi nga xam ne kon Greenpeace moom moo ko joxe ci rapport am boobule. waa ministère de la pêche weddi nañ loolu te ñoom sax nee nañ weddi nañ ko ba pare bi ñu ko weddee nee nañ daal kii di seen ministère boobu di ministère de la pêche daal à chaque fois bu ko opinion bi laajee wala bu ko daal actualité bi laajee moom dina génn def ay communiqué officiel yoo xam ne daal da ci indi ay précision wante it weddi ci lépp loo xam ne kon dañ koy wax te du dëgg. kon daal ñu jàpp ne daal kon ñii di ministère des pêches et de l'économie maritime kon weddi nañ bu baax a baax information yooyu nga xam ne kon Greenpeace ñoom ñoo ko joxe ci seen rapport. douanier bi wuyu ci turu Mouhamadou Sall nga xam ne moom daal moom lañ jàpp ne kon dafa faatoon ab doomam bu jigéen gannaaw bi nga xam ne kon tegoon nañ ko loxo moom nag kon mu ngi ñu interné hôpital bu Thiaroye ndax daal dañoo jàpp ne kon dafa amee ay feebaru xel. loolu nag ñu ngi ko amal gannaaw bi nga xamee ne daal moom bu ñu sukkandikoo ci journal Libération dafa dellusiwaat ci anam yi nga xam ne kon ci la faatee doomam joojule. moom nag nee na dafa tëdd ba guddi mu dégg daal ab baat boo xam ne moo ko doon wax ne ko na jóg dem dindi daal ab liquide boo xam ne kon dafa nekk ci baatu doom waaw ab liquide daal boo xam ne kon dafa nekk ci put bi ci putu doomam kon loolu lañ ko wax kon na ko génnee neen dafa tëdd ba guddi daal dégg ab baat bu naan ko kon na dem génnee ndox moomu nga xam ne dafa nekk ci putu doomam ju jigéen joojule. nee na nag ci noonu la jógee daal si guddi gi jël doom ji yóbbu ko ci wanag wa pour daal génne kon liquide boobu nga xam ne kon mu ngi nekk kon ci biir putu doomam ja. ci ginnaaw gi daal kon bi mu ko yóbboo ci wanag wa daal la ko def daal li nga xam ne kon moom moo yóbbu bakkanam. ministre conseiller en charge de la communication du palais nekk itam porte-parole bu parti APR di Seydou Gueye moom nag dellusiwaat na ci mbir mi nga xam ne moom moo opposé Ousmane Sonko ak Mansour Faye muy affaire audience boobu. moom nag nee na kii di Ousmane Sonko daal dafa wax lu dul dëgg ci mbir mi ndax nee na kii di Ousmane Sonko kon gannaaw bi nga xamee ne dafa njëkk a weddi ne audience boobu amul kon daa demaat ba ci digg bi mu reconnaître ne kon audience boobu am na. Seydou Gueye daal nee na kon liñ mën a jàpp daal mooy Ousmane Sonko daal daa wax lu dul dëgg kon ci mbir mi te it loolu kon nee na ba léegi moom Seydou Gueye may wax nee na loolu daal day dëggal kon li nga xam ne Ousmane Sonko yenn saa yi ci réseaux sociaux yi daal ay nit dañ ko naan du waxkatu dëgg. nee na kon loolu daal day dëggal kon wax yooyu nga xam ne ñu ngi koy wax Ousmane Sonko ci réseaux sociaux yi. buñ bàyyi ko Sénégal dañuy dem ci Afrique ak armée malienne bi nga xam ne daal kon dafa am ñaari attaques yu dal seen kaw ay attaques yoo xam ne sax da cee rey lu toll kon fukki nit ak ñaar fukki militaire ak ñaar. benn attaque bi mu ngi amee ci benn position militaire bu nekk Sokoura fi ñuy wax cercle Bankas foofu nag ci guddi gi leen di jàpp mari daal la fa benn attaque am
ba benn bilan provisoire defoon 9 morts ak ay blessés. mu am benn renfort boo xam ne nag da doon dem tam pour ñëw daal porter leen secours wante ci suba teelu mardi bi daal tam ci la renfort boobu kon dafa dal ci ab embuscade boo xam ne dafa defaat 3 morts kon muy 12 morts ak ay blessés yoo xam ne kon armée malienne enregistré nañ ko. ci international nag candidature Royaume-Uni nag candidature Arabie Saoudite sax laa bëgg wax royaume saoudien kon au conseil des droits de l'homme moom dañ ko rejeté kon daal ñu jàpp ne ñii di waa Arabie Saoudite gannaaw bi nga xamee ne kon dañoo déposé woon ab candidature ci conseil des droits de l'homme bu Nations Unies seen demande boobu dañ ko rejeté mu nekk nag loo xam ne dafa neex lool ñii di waa ONG Human Rights Watch nga xam ne ñoom kon dañuy xeex daal ngir yenn nguur yi wala yenn dëkk yi daal bañ a bokk ci conseil boobule bu conseil des droits de l'homme ki nga xam ne nag moo xam ne li ni mel moom mooy Bruno Stagno nga xam ne moom mooy directeur exécutif adjoint bu ONG Human Rights Watch moom nag ci ab tweet boo xam ne def na ko ci la xamle ne daal ñii di waa États-Unis daal kon dañoo rejeter seen candidature bi ñu amaloon ngir bokk ci conseil des droits de l'homme loolu nag ñu jàpp ne kon faat bi nga xam ne faatoon nañ ko kii di journaliste saoudien bi nga xam ne mooy Jamal Khashoggi ñu ne dañoo jàpp ne kon faat boobu bokk na si li gën a tax sax kon ñu rejeter candidature royaume saoudien bi. dañ koy jeexale ak États-Unis nga xam ne fële ci dëkk bu ñuy wax Dearborn nekk ca Michigan foofu nag nga xam ne daal un tiers habitants yi fa nekk ay arabo-américains lañ wala sax ñu originaire ay pays arabes foofu nag électeurs musulmans yi fa nekk muy électeurs yi nga xam ne kon ay jullit lañ ñoom nag ci côté démocrate daal la ñu gën a ci côté démocrate yi daal kon la ñu gën a féetee ñoom sax boo jàppal kon njort nañ ne kii di Joe Biden la ñuy woteel donte sax moom nekkuloon seen premier choix kii di Joe Biden wante daal ñu ne moom lañ préféré ak kii di socialiste bii di Bernie Sanders ba jàpp nañ ne daal kon gannaaw bi nga xamee ne kon ay semaine rek moo des ay bés ngir ñu amal élection présidentielle foofu la ci États-Unis ñii di musulman américain kon yi nekk ci Dearborn jàpp nañ ne daal kii di démocratique bii di Joe Biden la ñuy sànnil seen carte ñoom nag ñii di musulman yooyu la daal li ñu bëgg daal mooy ñu débarrassé wu ci ab président boo xam ne muy Donald Trump da leen di stigmatiser. li ñu ne tey ci ay xibaar rafetlu seen teew li ñu jox di daje ëllëg. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.